asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. asalaamaaleykum famille bi. asalaamaaleykum mun naa wax ne waa Sénégal waa France waa Afrique waa diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen baal àq di leen balu àq di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tamit. di nuyu waa France ñi ma nekkal fii di leen ziara di leen balu àq bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu aussi waa Sénégal waa Afrique ñëpp partout diaspora bi ñëpp maa ngi leen di nuyu surtout diaspora waa Tambacounda yi particulièrement suñu commune suñu dëkk Njidiwal suñu commune aussi di Kowar maa ngi ziyaare ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen wax rek man maa leen digoon ne dinaa def direct tey mardi le 30 juste pour waxtaan ak yéen ci côté yëpp nag. point yi ma waxoon yooyu laa bëgg incha allah pour discuter ci ak yéen point yi c'est des points yoo xam mun naa wax ne déjà gisoon ngeen ma publier ko muy wàllu ndox wàllu courant wàllu yoon ay tali wàllu économie ak environnement laa bëggoon franchement ñu waxtaanee ko en fait donc loolu rek moo tax tey jii ma ñëw tey fas yéene waxtaan ak yéen ci côté yëpp nag incha allah. ginnaaw loolu maa ngi nuyu ki nga xam ne damay ber ñaari nuyoo yoo xam c'est spécial donc keroog bi nga xam ne maa ngi defoon naa sama post bi si sama page Facebook amoon naa sama benn vraiment grand bu baax boo xam. duma commencer sans nuyu ko muy ki nga xam ne mooy Maodo Ndaw nekk conseiller municipal fële si mairie bu Tambacounda sama grand bu baax vraiment parce que koo xam keroog li ma ko wax la rek moom référence la si ñun jeunes yeeg ñëpp ñi nga xam ne vraiment ay ndaw lañu référence moom suñu référence la moom dañ koy suivre lu bari quoi parce que koo xam ne maanaam ku bëgg koo xam la ku bëgg li muy def la ci ñefekat la ku jógee foo xam ne dara nekku fa mu rayante tey ba tey nekk niveau bi mu toll donc kooku ku jara roy la ku jara topp la moo tax vraiment ma bëgg grand bi ñu topp ko quoi donc comme ni ma leen waxoon rek su ngeen mënee ngeen dugg participer en commentaire ngeen mën a dugg bind seen écriture lu ngeen mën dugg rek ngeen dugg comme ça ñu discuter voilà parce que damay def post bi parce que c'est intéressant nag nit dëkk lu mel ni Sénégal nga am sa kàddu mën nga wax à travers les réseaux sociaux parce que mënoo jot ci médias yi mais yow yor nga sa téléphone yor nga sa appareil ordinateur yor nga maanaam outils yoo xam ne di nga ci mën a def say message mu jàll outils yi bari na donc outils yi nag dañuy maanaam utiliser outils yi nga xam ne moom lañu am pour mën a jàllale ay message quoi parce que ay citoyens lañu au niveau du Sénégal ñu ngi à l'extérieur bitim réew la ñu nekk mais du tee suñu yoree suñu kàddu ñu mën ko jàllale ci dans le respect jàllale ko ci tamit xam-xam mënuma wax xam-xam sax mais bon ci lu tuut li ñu xam ñu partager ko wax ko ak nit yi da ciy baax trop ci respect nag vraiment voilà ci respect parce que lépp looy def rek ci ànduloo ci benn respect mënul dem fenn quoi tu vois mënul dem fenn loolu la bëggoon naa exprimer wu en français mais xam nga rek affaire yi daanaka ñi nga xam ne ñoom ñoo dégg tubaab ba ñi nga xam ne ñoo dégg maanaam nasaraan bi bariwul moo tax may préférer rek def ko ci kàllaama bi nga xam ne moom la nàmp muy wolof bi moom ñëpp dégg nañu ko ñëpp jote nañu ko en plus et yaakaar naa ne su ma ko jàllalee ci
kàllaama wolof bi dina jàll incha allah. Loolu la quoi loolu moom moo tax ma def direct bi donc defe naa direct bi environ 20 minutes ou 30 minutes selon nit yi dugg rek comme ça on va beaucoup discuter ci côté yu bëri nag ci fànn yu bëri tu vois. di nuyu aussi nag sama beneen frère boo xam ne mu ngi au niveau de Couleur moom di Seydou Diop moom tamit keroog dugg na vraiment commenter post bi ne il sera au rendez-vous donc ñoom ñëpp maa ngi leen di xaar tu vois comme ça ñu dugg rek déglu li nga xam ne moom la war a discuter ak internautes yi nga xam ne ñu ngi may suivre ñi nga xam ne aussi voilà maa ngi leen di suivre ñoom tamit tu vois c'est intéressant c'est bien aussi ñëpp ñu bokk ko waxtaanee ko lu am solo la. waxtaan bi nag comme ni ma koy faral di waxee rek ay doomi réew ma lañu ay nit lañu yoo xam ne dañoo jógee suñu réew ñëw fii ci bi ñuy jógee suñu réew di ñëw fii am na lu ñu nekkee woon foofu noonu la ñu nekkee woon foofu mooy maanaam dañu doon yëngu ci wàllu politique benn dañu doon yëngu ci wàllu développement ñaar yëngu nañu ci affaire associative def nañu ko foofu noonu donc lu bëri xam nañu ko foofu noonu mais nag dafa jot moment bi le moment dafa jot ba vraiment nit jóg nag war a yëkkati kàddoom voilà loolu moom moo ma poussé tey ba ma ne xaaral ma jóg nag vraiment man tamit ma def direct bi wax li nga xam ne moom laa xam tu vois wax li nga xam ne moom laa sentir wax li nga xam ne moom laa am pour doomu buntu yëpp moom laa am pour ñëpp en fait parce que mbir la moo xam ne kenn moomut Sénégal kenn moomu ko comme ni ñu koy faral di waxee comme ni koy ñëpp di waxee ci c'est vrai réew la moo xam ne kenn moomu ko parce que mën nañu wax ne amul kenn koo xam ne sa maanaam say waajur moom la ñu def étiquette ne ñoom yow yaa ko doon ci ñoom amul kooku amu fa donc Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk région de Tambacounda pareil ñun ñëpp ñoo ko bokk commune Kowar tamit pareil ñun ñëpp ñoo ko bokk donc kenn moomu ko képp koo xam am nga sa xalaat rek képp koo xam am nga sa xam-xam képp koo xam am nga loo war a wax rek jëmee ko ci côté boobu defe naa ne c'est important nga joxe ko comme ça nga wax ko ñëpp dégg ko ñëpp jëriñoo ko voilà man nag mun naa wax ne defuma politique donc bàyyi naa politique depuis 2012 laa bàyyi politique 2012 ba ma ñëwee fii ba léegi donc politique duma defe naa wotetuma élection yu bëri jaar nañu fii déplacé wu ma pour dem voter parce que comme ni ma koy faral di waxee temps bi moom moo ko mayuloon surtout temps bi aw ma woon temps aw ma jot dem di voter musuma am temps pour dem voter ji donc moo tax bi mu ñëwee fii politique am na ñu ma ko doon poussé sax ne ma defal politique parce que voilà c'est mieux comme xamante nga ak gars yi defal politique ak et tout mais gis naa ne politique ak man ki nga xam ne foofu laa féete fa laa yëngu ci wàllu xëy méngawul ak politique bi parce que nit ñi fii rassemblement bi samedi nga leen mën a jot ak dimanche ci man yàlla dogal na samedi ak dimanche damay dem ci waar wi donc c'est pas possible mënul nekk ma dem defi politique mënul nekk parce que c'est pas possible aw ma temps bi quoi côté boobu loolu kese moom moo tax mais politique gars yi dañ koy wax sax borom xam-xam yi nee nañu bokk na ci jaamu yàlla borom xam-xam yi dañ koy wax nee nañ politique bokk na ci jaamu yàlla mais bon xam nga rek soo amulee temps amoo jot mënoo def politique loolu c'est pas possible mënul nekk donc loolu moom moo taxoon rek man ma bàyyi woon ba léegi nag du ma def politique mais am naa sama kaddu pour wax ko am naa sama kaddu pour boole kook ñëpp donc loolu c'est mbir la moo xam ne sama droit la mën naa bañ a wax ne du ma def politique mais mun naa yor sama kaddu tamit di ko partager ak ñëpp voilà comme voilà sama kaddu la quoi tu vois man maa ko moomal sama bopp mun naa ko partager à tout moment ak ku ma neex ak ku ma bëgg ak fu mu mën a nekk loolu la daal tey nag domaine li may bëgg di waxtaanee ci côté commune Kowar bi la commune Kowar bi defe naa ne
suñu bàyyi xel biñ ko créé yàggul sax biñ ko créé c'est récent commune bu yàggul la su ma juumulee du ma avancé benn date parce que mën naa trompé mais defe naa ne yàggul biñ ko créé biñ ko créé nag yàlla dogal na ki nga xam ne moom mooy maire bi muy monsieur Baganda Sakho moom lañ fa fal comme maire depuis lors ba léegi moom moo fa nekk jiite commune bi nag ci loo xam ne vraiment ñun ñaawlu nañu ko dès le début ñun ñu ngi doon ko xeex dès le début bi ñu doon def découpage boobu noonu ñun man personnellement képp ku ma xam defe naa ñu bari ci lañ ma xamee sax si côté boobu noonu bi ñu defee découpage bi laa organisé woon pour que ñun dañuy rester au niveau de Kulóor wala ñu am suñu commune bopp wala ñu rattaché ñu sur Kotiari mais du ñu dem Kowar képp koo xam ne yaa ngi may suivre ci dégg nga vidéo bi rek yaa ngi may suivre xam nga li may wax nii bi ñu créé maanaam commune Kowar bi def découpage bu mujj bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko def man dañu organiser woon benn comité boo xam ne ñun ñu dañ ci nekkoon pour défendre que ne Ngidiwal ak 32 villages duñu dem au niveau de Kowar soit dañuy bàyyi Kulóor soit ñu indi ñu rattaché ñu Kotiari wala ñu am suñu commune bopp ñett yooyu la ñu waxoon ne ñett yooyu noonu la ñuy def parce que Kowar daf ñu sori benn parce que plus de 40 ou 50 kilomètres pour benn commune mu sori la ko donc ñun loolu duñ ci dugg quoi. ma organiser ma organiser village yi gars yi ñëw Ngidiwal ñu def réunion ñi may dégg pour ma xamal ko rek ñi nga xam ne dégguñu mësuñu xam loolu ma xamal leen ko ma organiser woon benn réunion boo xam ne ay mag yi jëmm ñoo ñëw ku ci mel ni Samba Traoré ñëpp xam nañu ko ak ñeneen chef de village yëpp ñëw ñu organiser loolu noonu commencé di combattre defoon suñuy xaalis invité jamono yooyu Sud FM rajo bu privé bu mag la woon boo xam ne Sénégal ñëpp a koy suivre ñu invité leen ñu ñëw ñu wax leen carrément ne ñun bëgguñu dem au niveau de Kowar ñun fi ñu bëgg a rester moom mooy Ngidiwal am commune am bëgguñu jógee Kulóor et puis su fekkee ne dem na ba ñàkk mën na dañuy dindi Kulóor nañu yóbbu Kotiari au moins nga xam ne 6 kilomètres rek yaa ngi Kotiari moom la ñu bëggoon quoi mais malheureusement sunu xeex bi yëpp dem dugg ci suuf dem dugg ci biir ndox bi quoi tu vois amuñu liggéey nañu def nañu lu ne daw naa gauche bi daw droite ak ñi ma àndaloon ak yëpp xeex ci xeex bu rafet wax dëgg fa yàlla village yëpp jox ñu seen kii chef de village yi imam yëpp jox ñu seeni kaddu mais xeex bi mujjul sotti tey képp koo xam ne yaa ngi fàttaliku rek xam naa ne loolu defoon naa ko mais malheureusement sottiwul ñu jëlee ñu Kulóor yóbbu ñu au niveau de Kowar ba tax na sax waa Kulóor yi maa ngi leen nuyu au passage ki nga xam ne mooy Ndiouga Diop ancien PSR ba fa nekkoon demoon na ba mu ne man dama ko contre voilà mbokkam yëpp ñëw ne oui man dama ko contre et tout ci yàlla mi ma tiim xam ne sama bopp rek laay défendre Sénégal nag dañu xàmmewul nit contre nit ki ak défendre yow sa intérêt dëkk ñu bëri xamuñu ko man dama koy faral di wax dama ne ñu bëri comprendre ñu défendre sa dëkk ñu bëri comprendre ñu quoi défendre maanaam li nga xam ne mooy sa dëkk sa intérêt ak contre nit ki Sénégal xamuñu ko ba Ndiouga Diop ma expliqué ko ñëw gis ko ne ko man contre ma la man dama gis ne ñun vraiment dem Kowar du lu ñu arrangé loolu moom moo tax ci ñëpp dañ la accuser ne yow yaa jëlee Ngidiwal ak village yooyu noonu ina la ay jaara Diabougou yóbbu leen au niveau de Kowar Ndiouga ñu bëri accusé ko loolu jamono yooyu moom temps Wade la woon ñu bëri accusé ko loolu mais yàlla dogal na ma won ko ne man contre ma la man dama bëgg waxtaan ak yow dama bëgg wan la rek ne ñun suñu intérêt moom moo tax ñuy xeex quoi tu vois moom Ndiouga Diop ma expliqué ko loolu mooy Djibi Diop ci tur boobu leen ko gën a xamee Djibi Diop ba à la fin mu comprendre ma ne mooy t'as raison jeune nga continuer li ngay def gëmal li ngay def tu vois man nit yi mënuma boole kenn parce que man xam naa bu baax sama intérêt xam naa li may def et tout donc
amul kenn koo xam ne maanaam dina ma def looloo xam ne maanaam du ma ko kii quoi. mais c'est vrai moom tamit amoon na entourage boo xam ne lu ñu ko wax rek da koy gëm. ci entourage bi dañ doon pousse ñëpp rek ñoom pour mieux placé wu. loolu mooy ñi nga xam ne sama maam boobu Ibou Diop maa ngi koy ziare bu baax a baax moom tamit bokkoon na ci ñooñu noonu vraiment. ginnaaw loolu mën nañu wax commune Kowar ñu ñëw ci commune boobu noonu. commune bi bañ ci ñëwee du ma avancé date, mais bi ñu ñëwee ci commune bi mën nañu wax ne 22 villages la su ma gunu juumute. commune bi 22 villages la 22 villages yi nag dañ ko partagé ak ñaar suñ koy wax maanaam raay bi ñi ne fële dañuy wax ginnaaw raay, ñun tamit ñun ñi ne fii dañuy wax côté bële ginnaaw raay, tu vois. léegi nag village yi nga xam ne ñoo nekk côté bi di Njit Inala, Njitiwol, Diara, Diabougou, Dialoubé, fi nga xam ne Sirakoro, ay village la yoo xam ne ñoo ne ginnaaw raay. donc village yooyu noonu avant bi affaire bi ñëwee ki nga xam ne mooy Baganda monsieur Sakho di Baganda moom dafa tiitoon naan oui là est-ce que ñun duñu def benn affaire boo xam politique boo xam daañu mën a fermer la bouche des populations ñi féete côté ginnaaw raay. léegi nag dañuy def benn plan boo xam ne histoire laay joxe nii rek d'abord balaa may dugg ci affaire yi quoi. mu ne ñu jéem a fermer la bouche de ginnaaw raay, jéem leen promettre ay choses comme moom ni mu koy faral di defee rek. monsieur Sakho politicien bu mag la monsieur Sakho vraiment, parce que ku fort la ku aay la ci wàllu politique, parce que dafay nax nit yi da leen wax yoo xam ne mooy loolu. ñëw nañu wii fi mu toll nii au niveau de Kowar dañ koy partager en deux. waa ginnaaw raay ji duwal dañ koy def benn centre boo xam ne mën nañ ko wax ne maire de proximité lay doon. maanaam centre secondaire loolu la ñu ko waxoon. centre secondaire la ñu waxoon ne loolu lay doon quoi. centre secondaire gerte su ñëwee fa lañ koy yóbbu ceeb ku bëgg extrait de naissance mën nga ñëw Njidiwal juste tampon signé mën nañ la ko defal fu au niveau de Njidiwal et tout. moo ko promettre woon waa Njidiwal yi fekk ne nañ waa Njidiwal dañu impliqué woon vraiment pour xaaj ci digg bi village yooyu nga xam ne dañ leen waroon a yóbbu au niveau de Kowar pour ñu rester def nekk seen benn commune, wala ñu yóbbu leen au niveau de Kotiari wala ñu rester au niveau de Kulor. mais Baganda ne léegi nag xaaral ma promettre leen loolu ndax ma mën nañ leen jot seen xol. gars yi ne leen waaw y a pas de problème, comme digg nga ñu ne dañuy defal centre secondaire dañu jox maire de proximité, y a pas de problème, ñun ñëpp ñu accepté wu. mais alors que c'est faux, dara amu ci. c'est faux, dara amu ci. comme ni ma ko faral di wax rek waaju mën politique la, borom xam-xam la ci wàllu politique, ku mën politique la wax dëgg fa yàlla. parce que naxaate wax loo xam ne maanaam mooy loolu, na ma yàlla jigal ci wax bi, mooy loolu. donc ci lañu jógee Kowar ñëw fii, ci lañu jógee Kulor ñëw Kowar. depuis lors rien. donc ma dugg ci sujet bi nag. ci premier sujet bi may njëkk a aborder moom mooy wàllu yoon. ndaxte soo bàyyee xel Mayel Dibi ba Kotiari, Mayel Dibi Tamba mooy yoon boobu jógee lycée jëm côté SOS d'enfants ak yooyu noonu. côté SOS d'enfants ba lycée sooy génn quoi en fait, sooy génn lycée jëm côté SOS d'enfants, yoon boobu noonu mu ngi jëm côté Kotiari. moom moo génnee noonu ñëw entre sooy dugg Kotiari am na yoon bu ngeen gis noonu. yoon boobu noonu moom moo jaar Njidiwal, jaar Inala, jaar Sara Thierno, Sara Barka, Sara Ñaani, Mayel Dibi puis Tamba. donc yoon boobu noonu yoon bu man mun naa wax ne dugal na ay millions la dugal, du ma wax milliards mais ay millions la dugal ci keesu état wu Sénégal. parce que Sodefitex moo ko defoon foofu noonu en 1986. donc Sodefitex nag appartient société la boo xam ne gouvernement bi moom moo ko créé. gouvernement bi moo ko moom. société la boo xam ne Sodefitex ñëpp xam nañ ko, société de développement des fibres textiles lañ koy wax. société la boo xam ne gouvernement baa ko moomoon. gouvernement bi nag moo taxawoon dimbali ñu ba vraiment yoon boobu noonu jógee Mayel Dibi ñëw ba Kotiari. yoon boobu noonu amul ay millions yu mu dugal, parce que économiquement la moo taxoon jamono yooyu Diouf gars yi dañu yeewoon. économiquement moo taxoon ñu defoon yoon boobu noonu. yoon bi ñu ko fay def
ay coton bi maanaam dafa doon marché jamono yooyu noonu coton bi mbayam coton bi dafa doxoon trop donc ñoom ñu gis ne vraiment suñu defee seen yoon bi foofu noonu intérêt bu mag a mag la leen di jural moo tax nag gars yi yëpp jóg vraiment gars yi yëpp jóg def maanaam société bi Sodefitex jóg def yoon bi récolte ci nag alal ju bare alal jooju noonu région Sodefitex région Tambacounda la vraiment apporté maanaam économique boobu moomu apporté économiquement boobu nga xam ne maanaam yoon boobu defoon na ko grâce à Sodefitex ñun village yi nga xam ne mooy Inala Ngidiwal Diarra Saara Thierno Saara Ñaana Saara Barka ba ñëw ba Mayel di bi économiquement gisoon nañ ci suñu bopp da ngay bëgg dem Tamba léegi nga dem ci ñëw camion yi dañuy jaar lépp liggéey bi bari woon y avait tout macha allah yoon bi dafa baaxoon économiquement li ñu indiloon foofu duñ ci fàtte ñun ñi nga xam ne ay 86 ay jeunes lañu woon ay ndaw lañu woon gisoon nañ ci suñu bopp tu vois je me rappelle très bien moment boobu lépp baaxoon y a les voitures qui passent y a tout l'économie bi da doon dox parce que yoon bi mu ngi baaxoon lépp ngi baaxoon mais tey mun naa wax ne ñu ngi ci suñu 3e pluie comme 4e su ma jumulee Sénégal gis ngeen inondation yu métti yi nga xam ne am na foofu noonu au niveau ci yoon boobu noonu keroog gis naa booy bu baax vraiment Cheikhna Diawara ñu ngi koy remercier vidéo bi circulé ne man gis naa ko ci info inala.com ñu ngi remercier ki nga xam ne mooy Baara Ñaam moom tamit côté boobu mu ngi ci yëngu booy bu am avenir comme ni ma koy faral di waxee man ci laa ko gisee gis partagé nañu ko ci groupe yi gis nañu ko Cheikhna Diawara tamit def ci liggéey bu am solo vraiment parce que noonu la rek kenn ku ne fi nga féetee ci nga mën a yëngu def benn affaire tu vois parce que yow gox bi nga xam ne fi nga dëkk fi nga kii soo ko toppatawul amul kenn ku koy toppatoo donc loolu man foofu laa gis quoi fi yow fi nga dëkk amul kenn koo xam ne mooy jógee fi la ñëw defaral la ko fekk du yow participation nag ci fànn yëpp la man tey li may def nii maa ngi participer ci benn affaire moom Cheikhna Diawara li mu def moom tamit ñëpp relayé ko def ko ci groupe yi tu vois ñu gis inondation yi ci ñu xam ne Ngidiwal Inala Diarra ay dëkk lañu yoo xam ne man mun naa wax ne commune Kowar tey soo leen ci dindee man mun naa wax ne économiquement dindi nga ci village yi gën a am importance loolu man mun naa ko wax ola mais mun naa yëkkati sama loxo ci kaw de amul kenn ku ko mën a wàccee ci lu wér la li may wax nii tu vois Ngidiwal Inala Diarra ay dëkk lañ yoo xam ne man mun naa wax ne poumon économique au niveau de la commune de Kowar amul ku mën dindi loolu ginnaaw loolu nag léegi ñoom ñi nga xam ne maanaam yoon boobu noonu inondé ci tey dëkk yi am nañu ay enseignants yoo xam ne war nañu Kotiar la ñuy jógee am na enseignants yoo xam Tamba la ñuy jógee comment on peut faire pour rejoindre seen poste yi naka la mun a demee ci ñu ngi wax ne ubbite école yi tu vois loolu yëpp nag man duma ci adressé kenn fekk du suñu maire suñu commune bi ñoom ñoo deful seen liggéey commune maanaam développement mënul am ci gox fekk amuluñu yoon yu baax ci tey ñun loolu moo ñu manqué mais dañuy sant yàlla parce que maa ngi dégg ay rumeur ci loolu dégg naa sax loolu mun a nekk Ageroute dégg naa dëkk yi nga xam ne ñu ngi nekk à proximité de la route départementale yàlla dina def côté yoon yooyu noonu route départementale yi yàlla dina def ni dañu lay may yoon quoi dañu lay may yoon pour au niveau de jóge Inadina ñëw Inala ba léegi dina taneel loolu ñun dañ koy sante suñu borom bi mais ñun li ñu gënaloon mooy yoon bi nga xam ne mooy jógee Kotiar jëm Mayel di jaaram via Mayel di bi génn ñëw ci wetu lycée Mame Cheikh Mbaye dañu bëgg yoon boobu suñu mairie taxaw ci liggéeyal ñu ko vraiment yoon boobu dafa am lu muy liggéey yoon boobu dafa doon yoon boo xam ne économiquement yoon bu baax la pour ñun dafa ñuy tax ñu rejoindre Kotiar vite fait dafay tax na ñu rejoindre Tamba vite fait loolu ñëpp xam nañu ko tu vois donc ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom bi ñoo ngi ñaan aussi ki nga xam ne mooy yàlla moom moo am quoi dañuy ñaan mairie bi ñun suñu droit la ñoo ngi wax mairie bi mu taxaw dem wuuti ay financement am na ko parce que tey yoon vraiment tey soo waxee commune tey nga wax yoon lépp luy circuler ci maanaam commune bi rek tey mu ngi soxal ki nga xam ne moom mooy maire Baganda donc loolu moom na xam na ko jàpp ne suñu yoon boobu noonu ñun tey kooku lépp lu mu ñu mën a defal lépp lu mu ñu mën a may rek ñun bëgguñu ñun li ñu bëgg tey mooy yoon boobu noonu mu defaral ñu ko suñ ko defaralee rek am nañu lu ñu bëgg ko en fait parce que économiquement parler yoon boobu li ñuy apporter suñu village yooyu noonu foo ko natt rek wees na foofu noonu xoolal ma luuma Kotiar yi ñaata commerçant ñooy dem di jënd dugub di jënd gerte di jël ko seeni dugub ak seeni gerte di ko yóbbu au niveau de Kotiar yi ñeneen ñu jógee Dakar jógee Fuuta ñëw di ko jënd ci foofu noonu ci luuma bi développement boobu noonu ngeen war a xool tu vois kenn du ko wax ñëpp ngi toog noppi
kenn du wax ci loolu kenn du wax ci loolu ñëpp a ngi toog noppi mu doon affaire yoo xam c'est frustrant man mënuma toog fii à l'extérieur di gis loolu noppi ko nag ci ma mën ko am sama kaddu kon yàlla dina ma rëbb ci loolu noonu ma am sama kaddu mën ko jàllale au niveau tey ni may def nii donc il faut que ma génne ko képp koo xam suivre nga ko nga mën ko partager yow tamit defal sa liggéey nga partager ko comme ça ñëpp jot ci ñoo ngi ñaan monsieur le maire Bah Sakho na nga taxaw nga def ubbi sa bët bi nga ubbi sa bët yi nga xam ne yow liggéeyoo defoo dara au niveau su suñuy commune au niveau de sa commune defoo dara ca nag dañ lay wax benn affaire xamal ne wax dëgg fa yàlla inna laa ci jiwal ak village yi nga xam ñoo ne ginnaaw raay amul kenn ko kontaan ci yow ñi nga xam ne ñooy say conseiller comme suñu conseiller bi ne njidiwal sama frère bu baax ma koy nuyu au passage di Abdou Soumaré dalay nax waxul la li moom day dox ngir maanaam feesal poosam ci loolu mais c'est normal ku mu mënoon nekk moom tamit noonu lay def politique gu Sénégal moo doxee noonu c'est normal du ma ko critiquer day dox ngir mën voilà am 1000 francs boo xam dina mën a jaar fa la jënd benn xëcc xam benn carton saabu c'est normal loolu kenn ku ne sooy daw sa intérêt moo tax ngay daw ci ndox malheureusement du loolu la waroon demee kenn ku ne da nga war a daw ngir maanaam da nga war a dox maanaam pour ñëpp mais waroo daw rek pour sa intérêt personnel ci tey malheureusement loolu la ñu am ci ay suñu conseiller su ma juumul moom mooy suñu conseil municipal foofu ci Njidiwal ina là je pense que c'est deux dames je pense que c'est comment Yad damay fàtte tur bi jabar suñu grand El Hadj Niang ñu ngi koy ziare moom tamit ak Adama Niang suma jumul ñoom ñoo fee ay conseil waa INALA tu vois du ma tuutal maanaam suñuy conseillère parce que soo gisee population bi fal leen xëy na dañoo am yaakaar ci ñoom mais ñooñu ay pion lañ pour Baganda mais c'est la vérité ay pion lañ Abdou Mam moom kooku suma frère la mais pion la pour Baganda kaa ñu def lii rek mu ne ko ala nañ dem mu jëndal ko benn moto na ma yàlla baal leerul ma mais je suis sûr que ne xaalisam dugg na ci tu vois léeg-léeg mu jox ko aw 500 wala liggéeyal ko wutal ko benn poste boo xam ne dina fa mën dem liggéey di am 30 000 francs par mois tu vois ki nga Ndeye Yade aussi tu vois du dem conseil municipal ba pare ñu organiser Baganda wax dara du Ndeye Yade mooy taxaw di koy wax ne non lii doo ko def Adama aussi Adama Niang du mooy taxaw wi di loolu noonu ak suñu yeneen mbokki conseil municipal Abdoul Diawara moom ñëpp xam nañu ko Abdoul Diawara moom du ma wax xam nga du lu Baganda wax rek mu ne ko Seydi Sakho jaaraama Seydi Sakho ñëpp xam nañu loolu noonu tu vois mbir la yoo xam ne ni vraiment nit ñi war nañu taxaw xeex loolu noonu élection municipale yi ñu ngi ñëw yéen waa Buntu yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk au niveau suñu ginnaaw raay taxaw leen ngeen def ci seen bopp yi ndox xam ne élection yiy jub si nii war ngeen taxaw ngeen réunir ngeen jël ci doole parce que dugul rek ne voilà diw yi moo fi nekk rek war nañ ko jël kii def nii di tey suñu taxawee je suis pas contre Amadou Koyel moom ndawam man démb la xam naa ko bu baax a baax nit ñi dañuy gaaw a fàtte ñun bi ñu ñëwee fii Europe ça fait même pas 10 ans ci man tey yëngu naa foofu lu bare xam naa foofu lu bare sama bopp bi fii dafa casque dafa fees del ak yi affaire yoo xam ne déjà dund naa ko foofu noonu xam naa ko Amadou Koyel ndawam maa ngi koy fàttaliku kooku tey su ñëwee moom lan la xam pour mën a ñëw positionner pour nekk maire au niveau de la commune de Kowar non mais il faut que nit ñi di réfléchir tey nag suñu xoolee suñu ma dëkk bi ma juddoo man muy Njidiwal tey di koy organiser di wax ne oui yow yaa fi nekk yow yaa war a mën a xeex Baganda c'est honte dama rus billah wallahi dama rus ma ne waa mais man ana El Hadj Soumaré mi fa doon xeex tey suba pour ana El Hadj Soumaré ma fa doon xeex pour ñu dindi Kowar au niveau de commune de Kowar pour ñu am seen commune bopp ana ñi fa nekkoon tey di def loolu noonu tey benn nit koo xam ne xamul dara jógee fa la ñëw naan ne moom moo war a mën a nekk maire moom la kii moom Njidiwal organiser ko fa benn baal bu mag mu leen fay jox xaalis c'est honte dama rus vraiment mbir la moo xam ne nañu jóg ñu ñëpp ñu xeex ko xeex bi nag du saaga xeex bi du xuloo xeex bi du xësante xeex bi lenn la rek teg leen ko ci ay kii yu baax maanaam waxtaane leen ko maanaam sottantee xalaat ngeen nekk benn bloc li may faral di wax na ne INALA ñoo ngi ko sanc 1951 su ma juumul Njidiwal 1952 su ma juumul jaaraayeen dëkk yooyu noonu imaginez INALA développement ba fa nekk nguur gi moo ko fa def Baganda est-ce que def na fa benn affaire bu ndaw gisuma ko foofu noonu tey INALA ni mu développé tey amul benn dërëm benn fitin boo xam ne Baganda jël na ko def ko foofu noonu il faut que ma citer turam mooy suñu maire il faut que ma wax ko direct bi defuma ko pour moom defuma ko pour contre ko non dama ko def pour benn constat bu may def la rek bu ma gis moom laay signaler nii quoi en fait nga jël INALA defu fa dara ci tey village yooyu
tey su ñuy wax conseil municipal su ñuy wax conseil su ñuy waxee élection municipale rek jàpp leen ne village yi koy njëkk a fal lañu village yi koy njëkk ngeen baal ma village yi koy njëkk a votel la ay village yu koy njëkk a votel la tu vois muy ay mbir yoo xam ne nit yi ñoo war a xeex loolu noonu nga jël njiitu wël 1952 lañ ko fal lañ ko sanc Inala sax li mu am ngir wala amu ko Inala moom déjà gouvernement bi tabaxal na leen école et tout 2 fois 3 fois mais ñun rien du tout rien du tout ci ngir Inala tey man dernier recensement bi ça date de 2003 2004 comme ça man personnellement man la ñu joxoon ne naa def recensement boobu noonu def naa ko ci duwal au niveau de centre de poste de santé de Kotiari jox nañ mu ne recensement ville population bi def naa ko woon maa ngi rappelé Inala ak Njiitiwal soo boole woon si nit yi dem 2003 2004 laa may wax de donc loolu soo ko xayma tey mu ngi dem ci ay 19 ans yooyu rek 20 ans je ne sais pas non bu ma avancé ci ay chiffres parce que mën naa juum mais moment boobu noonu bi ñuy def kii Inala mu ngi toll woon ci 607 personnes Njiitiwal demoon ci 610 personnes donc ñun ñu leen rawee woon 3 personnes ci population donc tey ji jëlal année yooyu noonu ak doom ya fa judd jigéen ñi ñëw sëy si ci dëkk yooyu noonu tey mën nañu wax ne au moins mën nañu wax ne village yi au moins dal tey yaa ngi toll ci 1000 personnes jëlal Inala nga jël Njiitiwal nga boole leen seen population dina dem ci 2000 personnes 2000 personnes yooyu noonu au moins ñooñu mën nañu tey ñaari village yooyu rek commune la ñaari village yooyu kese commune la man sama xeex boobu démb ak tey loolu moom la loolu mooy sama xeex en fait parce que ñaari village yooyu noonu bëri nañ ay jàngkat ci c'est des villages très connus dans le monde c'est des villages très connus dans la région de Tambacounda kooku ma koy waxati ko parce que Inala ñëpp xam nañu diine ji nga xam ne moo nekk ci ñoom ñëpp xam nañu leen ak xibati ñëpp xam nañu leen ak ci côté yëpp tu vois ñëpp xam nañu leen ci wàllu diine daal foofu rek laa mën a yem wàllu diine moom kenn amul loo ci lam-lamee Inala parce que xam nañu ne dëkku ki nga xam ne mooy waa axibatu Dramé yooyu noonu ñoom ñoo ko sànc donc dëkku diine la ñëpp xam nañu ko Njiitiwal tamit nga ñëw nga jël ko Njiitiwal képp koo wax rek dina wax ne fa la ñuy defaree ñi nga xam ne ñoom ñoo yor tànk yu damm yeeg yooyu noonu tout le monde le sait ñëpp xam nañu ko tu vois ñëpp xam nañu loolu noonu donc ñaari village yooyu tey jii soo xoolee ñaari village yooyu vrai war nañu jóg taxaw nekk benn bi nag duul ci ay kaddu ci geste yëpp la ñun mën na noo wax ne dañu nekk benn ci côté yëpp tey dëj su amee Njiitiwal rek Inala ñoom nga fay njëkk a gis ca dañuy ñëw compatir ak ñun ci naqar beeg dëj beeg yëpp dañuy ñëw vraiment da nga leen di gis ne ñii suñu amee néew sax ñoom ñoo koy suul en fait ñoom tamit suñu amee niw ñun ñooy jógee suñu dëkk ñëw suul ko safara su amee Njiitiwal waa Inala ñooy ñëw éteindre safara wi Inala tamit pareillement ñun tamit su fa safara amee ñoo fay njëkk ñëw éteindre ko mais ñaari dëkk yooyu noonu suñu jigéen ñi di seelante ñun ñi jël dem jabar Njiitiwal Inala dem jëli ji jabar Njiitiwal tu vois muy ay dëkk yoo xam ne vraiment dëkk yu nekk benn la 1 kilomètre sax doxul seen diggante waa mais ñaari dëkk yooyu noonu ci am doole am ressource humaine am ay nit ñoo xam ne borom xam-xam lañu am ay liggéeykat am ay patron ay liggéeykat tu vois pourquoi pas ñaari dëkk yooyu mënuñu organiser rek ba nga xam ne taxaw mën a contre li leen ñi maanaam maire bi di def ñoom ñu taxaw xeex ko lu tax mënuñu ko mais c'est incroyable man mënuma comprendre ba léegi damay toog ma ne waa mais y a un problème tu vois donc vraiment war nañu gën a organiser wu war nañu gën a mën a organiser wu xoolaat suñu mbir bu baax parce que y a un problème maire Baganda vraiment liggéeyul dara kooku foofu rek laay wax quoi noonu rek laa koy waxee liggéeyul dara suñu yoon boobu noonu encore une fois mooy suñu poumon économique de la commune de Kowar loolu bu la neexee nga xam ko yoon boobu na nga taxaw nga dimbali ñu ko defaral ñu ko parce que yoon la boo xam ne moom suñuy commerçant fa la ñuy jaaree di dem yóbbu seen i produits au niveau de Louma de Kotiari ñu loolu ñëpp xam nañu ko enseignants yi
su ñuy jógee maanaam villa Tamba pour ñëw au niveau de Inala wala au niveau de Diarra au niveau de Ngidiwal ci yoon boobu la ñuy jaar ak yeneen tu vois yooyu yëpp war nga ci mun taxaw vraiment defaral ñu ko ci loolu amul kenn koo xam ne ku ñëw ñu jógee fi la ñëw wax la ko amul kenn ku la koy wax mais yow sa bopp xam nga ko xam nga ne yoon boobu noonu baaxatul ci ko yoon boobu pour ku ñu ko defaral rek ñun daanaka mën nga ñu bàyyi fi mu toll ñun ñu demal suñu bopp tu vois tey ñu bëri ñu ngi gis ne voilà courant bi ñëw na ñu bëri gis nañu ndox mi ñëw nañu li ñuy wax rek mooy Baganda c'est pas vrai Baganda indiwu fa ndox Baganda indiwu fa courant Abdoulaye Wade sax moo fa créé woon ay projet créé woon seen fa ay association ak i projet yoo xam ne maanaam pour def électrification rurale loolu ñëpp gis nañu ko Wade dem Macky Sall ñëw Macky Sall ba mu ñëwee nag mu daldi sulli programme boobu ne village yi nga xam ne ñi nekk ci commune yëpp daañu leen defal ay électricité rurale Baganda joxewul courant joxewul ndox joxewul ndox moom amul lenn loo xam def na ko au niveau commune amul lu mu def amul lenn loo xam defal nañu ko baa na ma yàlla baal kilifa la mais nar kese lay def nar kese waaw je suis trop dur avec lui maa ngi jégalu mais loolu kese la maanaam wax yoo xam ne du dëgg kooku dafa nekk ci maanaam ADN dafa nekk ci ADN moom monsieur Sako il faut que mu bàyyi xel loolu noonu xam ne tey jeunesse bi suñu révolté ça va très 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 mal pour lui moom loolu war na ko xam ne ci jeunesse bi commencé nañu révolté parce que man li may def nii am na keneen ku koy def am na keneen ku am xalaat bi man musuma def lien musuma def live direct je n'ai jamais fait mais tey soo gisee ma def ko parce que am na loo xam lu ma métti nag du fii laa ko mën a jaaralee ak waxtaan ci nit yi mën a comprendre loolu tu vois et en plus si côté boobu noonu électrification rurale bi indiwu ko fa ndox mi nga xam ne maanaam forage bi au niveau de Goudiri ci au niveau de dëkk bee nu mu tudd encore au niveau de Diabougou Sakho fa lañ ko yóbbu sampa ko foofu village yi mais alhamdulilah sant nañu suñu borom bi parce que ñun dañu doon réclamer entre Ngidiwal ak Inala nañu def benn forage dañu ñëw di ñu naxee nañ wuy yéen ñaari dëkk yi déggawu leen parce que moom moo tax mun leen nga am forage parce que Inala day wax na ngeen ko yóbbu Inala Ngidiwal di xëcc c'est faux loolu musul am c'est des faux c'est des mensonges ñoom ñoo ñuy fen loolu bëgg ñu jaxase mais loolu musul am Ngidiwal ak Inala seen chef de village musul jot benn courrier bu jógee ci administration maanaam ci nguur gi ñëw ne ko yow kat yéen da ngeen war a am forage léegi nag yéen war a ngeen ci discuter ay yéen ñaari village loolu musul am ñoom politiciens ñooy ñëw foofu dañu koy fene loolu musul am di bëgg a jaxase suñu ñaari dëkk yi mais ba léegi côté ndox moom ça va am nañu ko ndox la ñu soxla woon am nañu ko y a pas de problème ñoo ngi sant suñu borom bi côté courant tamit am nañu ko ñoo ngi sant yàlla mais y a plein de choses yoo xam ne c'est à régler au niveau école yi nit yi amuñu yoon ci en plus nañu jàpp ne ñun suñu commune bi richesse yi ne foofu noonu macha allah bari na mais mal gestion amuñu koo xam ne amuñu maanaam ñoo xam ne ñuy gérer affaire bi conseil municipal bi defuñu dara ngir mën a gérer maanaam gestion ngir def gestion suñu ressources yooyu noonu xoolal ma àll bi ñu am. D'abord ma ñëw ci point boobu noonu ci am wàllu environnement xoolal ma àll bi ñu am tey nga gis tey àll bi ni koy étranger yi di ñëw di ko def xoolal ma loolu rek loolu d'abord xoolal loolu rek tey nga ñëw gis Ngidiwal Bassara Thierno àll ba fa nekk c'est des étrangers ñoom ñooy jëlee seeni sariti mbaam au niveau de Tamba ñëw pour accaparer suñu àll boobu noonu xoolal ma loolu amul kenn koy wax nga jël maanaam village yi na ginnaaw raay côté ginnaaw raay boobu noonu nga jël Nawde nga jël Sancaan nga jël maanaam Nawde Sancaan nga jël Kunkupe nga jël Doroyel nga jël Kowar nga jël Sinthiou Bokar Ali beneen bi pas beneen ba nekk côté Kouloran nga jël Nouméyel c'est des villages yoo xam ne côté loolu seen richesse boobu tey mënoon noonu wax ne lépp lu ñu bëgg rek richesse boobu mënoon leen koo indil ak quota yi nga xam ne maanaam mairie bi war na ko mën a leen defal ba tey ay gan ñooy jógee fa la ñëw mën na wax ne 1% ñoom ñooy jëfandikoo loolu àll boobu noonu 1% ci population bi ñoom ñooy jëfandikoo ressource boobu noonu le reste yëpp ay étranger la ñoom ñooy ñëw
jox maanaam président conseil mairie bi jox leen xaalis ñu exploité àll bi gor suñuy bant. Ma def benn entre parenthèse ren su ngeen gisee ngelaw yu métti yooyu noonu am na leneen luy ñëw leneen lu ñu yàlla suñu borom bi réservé la gis nga ngelaw yooyu nga ngeen gis noonu ñu ñëw foofu noonu àll booboo ñuy gor ngelaw bi fi mu toll nii passoire lay doon rek passoire lay doon donc am na yeneen catastrophe yuy ñëwi ji loolu nag kenn defuñu ko fekk suñu mairie boobu noonu accaparé na àll ba bàyyee ko maanaam bàyyee ko agabaal yi bàyyee ko ñi nga xam ne mooy maanaam gorgoti bant yi bàyyee ko maanaam de gorgoti charbon yi amul kenn kuy wax amul kenn kuy wax c'est honteux dafa ñaaw ci mbir la yoo xam ne ni économiquement loolu rek mënoon na dundal commune bi loolu kese mën a dundal commune bi tey su jëloon tey moom Paganda tey su jëloon village bu nekk mu jël dem teg foofu benn nit ne ko yow kat yow yaa nekk fii di joxe quota yi joxe quota bu nekk nga jaayee ko prix bu cher balaa koy nit yi di am ay permis pardon pas quota mais ay permis joxe ay permis yooyu rek nga def ko ay prix yu cher balaa nga nit ki parce que li ñuy gagné ci àll bi dafa bari donc danoo war a jël maanaam permis bi cheral ko ba nga xam ne étranger bu jógee fële bu ñëw du ci mën a accès wu du ci mais tey man tey mun naa jóge fii rek tey ñëw ne dugg ci àll bi commencé gor da ngay ñëw sa gars yi jàpp ma kenn du wax muy doon mbir yoo xam ne c'est vraiment regrettable ci ñuy interpeller mairie bi ñu jóg ci loolu mooy deuxième point boo xam ne maa ngi ñëw di leen koy wax mairie bi il faut que ñu jóg ci loolu nag jeunesse bi nga xam ne ñoo ne foofu ñoom ñoo war a combattre loolu ñoom ñoo war a jóg xeex loolu ñoo war a jóg ngir dindi loolu noonu parce que suñu koy seetaanee fi ñu jëm ñun xamuñu ko tey mën nañu wax ne Amazonie bi ngeen di dégg région yi mu nekk côté Brésil ak yooyu noonu ñun mën nañu wax ne tey jii ñun région de Tambacounda Kolda ak Ziguinchor ñoom ñooy Amazonie wu Sénégal tey jii ñaari région yooyu soo leen dindee ci wàllu poumon vert ci àddina ci Sénégal man mun naa wax ne c'est fini jeex na ci nag fa lañu jëm tey désert ba am côté Mauritanie désert ba am côté Mali gi côté Fouta gi man mun naa leen ne waatal ne d'ici 10 ans dina ñëw ganeel suñu au niveau de Tambacounda dina ñëw ganeel suñu au niveau de la commune de Kowara àll bi accaparé nañu ko tu vois gars yi sabar bu tas moom moo am foofu noonu maire bi du def dara c'est vraiment triste man dama triste pour sama commune tu vois soo gisee ma def direct bi nag c'est que ay point la yoo xam ne c'est un long terme dinaa ko defati ko dinaa ci waxtaan ci waat ci tu vois ngir ñëpp xam action yi ngir ñëpp waxtaane ko ça se fait pas aujourd'hui rek du tey rek dafay yàgg quoi dafay gudd dinaa koy faral di def chaque semaine tu vois du ma saaga kenn du ma xës kenn voilà lenn la rek moom laa am comme objectif mooy fas yéene lavage cerveau laay jëm au niveau de la jeunesse de ma commune lavage cerveau bi nag du dama koy laver pour inciter leen à la haine du dama koy def ngir wax leen nañu dem yàq ji wala nañ dem faji nit jamais dama ko def ngir ñu dawal seen bopp ñu doxal ak seen xel xam ne ñoom commune bi ñoom ñoo ko moom surtout ñaari dëkk yu mel ni Inala ak Njidiwal c'est des villages yoo xam ne man mun naa wax ne dëkk la yoo xam ne tey jii fi ñu nekk war nañ fa dépasser ñoom ñoo war a bañ tey lu bare mais tey mënoo taxaw Njidiwal jël fa na nit koo xam ne tey dina jóg ngir combattre notre maire kooku nekku fa nga jël Inala doo fa gis ku mel noonu kenn ku ne y est parti pour ses préoccupations man daal lu ñu def rek baax na tu vois c'est honte c'est pas ça loolu du dangaa bëgg sa réew loolu du dangaa bëgg sa dëkk nit ki da ngay impliqué wu ci lépp des fois dañ leen di woo réunion sax pour ñu dem réunion problème la c'est pas ça il faut kenn ku ne def ci boppam bi ndox xam ne yow sa dëkk sa commune yow rek yaa ko mën a liggéey yow rek yaa ko mën a xeex pour mu mën a jëm ci kanam tu vois ñu jóg ci loolu noonu nga jël aussi agabaal yi fépp la ñuy jógee di ñëw accaparer suñu àll bi garab bu tooy ñu gor ils sont là ten bu baax bu nekk ñu ñëw yàq ko tu vois c'est des choses yoo xam ne ñoo ngi ñaan vraiment ki nga xam ne mooy maire bi mu jóg ci loolu l'année prochaine loolu bañ fa am na jàpp na nag ne man dinaa def
tout lu ma mën dinaa ci côté wax laa wax côté wax lépp lu ma mën dinaa def pour que ne vraiment mu changer politique am baaxul dara politique am ci wàllu environnement baaxul ci côté yëpp côté yëpp bu jeunesse bi ñu ngi jooy yaa tout problème yi bari nañ au niveau suñu commune bi ci yaa personne boo xam dina taxaw rek di dénoncer loolu amul kuy jug di dénoncer loolu amul. Donc nag loolu man tey soo gisee ma def direct bi c'est juste ça am na ay certains points yoo xam bàyyi naa ko xam naa prochaine direct bi laa koy def pour waxtaan kook ak nit yi voilà si maa ngi koy xaarale beneen direct bi quoi. Mais loolu la Agabali yi tey dañuy ñëw gis maire bi yëkkati ko benn xaaf jox ko tu vois xaaf mi mu dem rey ko wala mu dem jaayee ko 30 000 francs tu vois wala mu yar ko pour tabaskim tu vois moo leen àll baa ngi noonu. Ces genre de choses lañ war a combattre yooyu lañ fa war a jëlee man à l'époque dañ ma doon accuser ne ma damay xaritoo ak Agabali yi man maa leen fii indi ak yëpp et tout maa leen non yéen da ngeen dul comprendre mooy Agabali yi man awma droit man personnellement du man maa leen di jox autorisation ne nañu installé du man maa leen di jox autorisation ne nañu dem mais man comme man sama kër dafa amoon électricité dañ doon ñëw foofu di charger téléphone ci lañ ma gisee vraiment di nekk ak man xarit tu vois amaat ma ci man cofeel tu vois musuñ ma may xar musuñ ma defal dara. Par contre man maa doon leen defal parce que maa doon leen charger seen téléphone yi maa doon leen booleel jigéen ñi leen yi mën a jaay dugub ak et tout tu vois donc man par contre au contraire man maa doon leen defal mais am na ñu bëri ñu ma fa doon accuser ne man maa i tax ñoom ñu toog fa mais parce que xamuñu du dama leen di xaas du dara mais dañoo xamul parce que tey mbiru yooyu yëpp mairie bi moo ko yor mbiri mairie bi la tey da ngay imaginer da ngay bëgg benn papier tey il faut que nga def 60 kilomètres pour nga dem jot yi ci papier bi temps yi bi may waa ji ñëw sax ne nañ tane na et tout parce que waa ji Tamba ngay taseel ak moom mu defar la benn papier et tout foofu la nga ko mun a amee tu vois c'est des choses yoo xam ne lam ñu digoon amul lenn loo xam def na ko ci parce que mairie de proximité bi mu waxoon ne dina ko def au niveau de Ngidiwal loolu dara amu ci amul denn dara lu ci am ci loolu c'était simple tey waa Diabougou suñu bëggoon papier dañuy jógee 3 kilomètres ak ñëw am seen papier waa Inala pareil waa Silakoro pareil Dialloubé waxuma ko tu vois dëkk la yoo xam ne maanaam ñu ngi gorgé foofu noonu maa ngi ñaan encore population Ngidiwal Inala Diabougou moom dañu am fulla ñooñu chapeau à eux ñoom faalewuñu sax ñoom lu dem ci Bagana je me rappelle benn meeting boo xam mu ngi ko doon def foofu noonu garab ay casserole ak ay bool ak yëpp lañ ko fa teeraw di ko fa yuuxu di ko fa nar xale yi di ko sànni xeer je me rappelle très bien ci ku wax sa Baganda Sakho wax Sakho Kounda yi nga xam ne ñoom moom da ngay naan Diabougou Sakho donc ñoom xam nañu li ñu bëgg en fait xam nañu li ñu bëgg mais ñun lu mel ni Inala ak Ngidiwal kenn xamul lan lañu bëgg en fait c'est des villages yoo xam ne ñu ngi noonu rek yéen daal 1952 dëkk yi njëkk sanc ñi njëkk am ay école njëkk a jàng njëkk a am xam-xam mais tey daal yéen a gën a reculer ci gox ngeen baal ma nag du dama leen di xas mais c'est la réalité c'est la vérité ay dëkk lañ yoo xam ne jeunesse ba fa ne vraiment man damay jàpp ne vraiment dañoo xamul lu ñu bëgg ci nag li ngeen nekkee foofu noonu dëgg la seen papa seen mag ñu ngi à l'extérieur daañu defar seen kër daañu leen jëndal ceeb et tout mais am na certains trucs vraiment administration bi maanaam ñi leen administré maay seen mairie yeeg yooyu noonu ñoom ñoo leen ci mën a jàppale ci ñooñu nag fekk yéen révolté wu leen taxaw leen wax ak ñoom c'est pas possible tey lu mel ni Inala suñu amee ñaari conseillers ñu nekk ay jigéen c'est pas normal waroon ngeen mën a am benn jigéen am benn góor tu vois c'est important ngeen am ñaari conseillers man vraiment dama kontaan ci seen ñaari conseillers mais waroon ngeen am góor am benn jigéen tu vois c'est important. C'est important parce que développement bu ñu wax góor rek wax jigéen bu ñu wax jigéen rek bàyyi góor ñaar ñëppay impliqué parce que tey jigéen gi góor parce que ñaari ñooñu xam ne ñooy ay conseillers ñooñu dañu am ay jëkkër tey peut-être mën nañoo am maanaam section ñu am conseil municipal ñu convoqué leen seen jëkkër taxaw ne yéen mun leen dem c'est possible mun na nekk mais góor ils sont toujours là góor ñi ils sont toujours là am nañu jot nawet bi sax ñoom mën nañoo déplacer wu mais tey jigéen. ci tey question de transport la sax tey jigéen ñoom ñooñu noonu képp suñu organiser maanaam conseil municipal au niveau de Kowar suñu leen yóbbula ak moto wala ak oto wala ak charrette wala vélo
il peut pas se déplacer mënuñu déplacer c'est pas possible mënuñu déplacer donc foofu laay interpeller nit yi di leen wax ne vraiment na ngeen góorgóorlu ci côté boobu noonu ay dëkk lañ yoo xam ne man mun naa wax ne numéro 1 lañ parce que ay 1952 1951 yoo xam loolu c'est pas d'aujourd'hui ça date pas d'aujourd'hui ay dëkk lañ yoo xam ne tey mënoon wax ne seen développement nañ ko santé seen i immigré nañ ko santé seen i immigré mais pas au niveau du gouvernement pas au niveau de la mairie amul lenn loo xam mairie bi defal na leen ko amul lenn loo xam mairie bi defal na leen ko mairie bi amul lenn loo xam def na ko donc nag loolu moom laay encore lancé waat beneen appel boo xam jëmalee ko ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci goxu Ngitiwal nekk ci goxu Inala parce que c'est des villages yoo xam ne yu am solo la au niveau de la commune de Kowar ay village la yoo xam ne village yu am solo la village yoo xam man mun naa ni ma ko waxee sànq la poumon lañ quoi poumon la ay poumon la Cheikhna Diawara aussi ma ñëwaat ci moom ci booy boobu noonu booy bu am avenir la moom tamit parce que moom xam na exactement lan la bëgg xam na aussi exactement lan la mun a def pour empêcher ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo nekk foofu noonu au niveau suñu maire bi ñu moom xam na bu baax a baax ñooñu lan la ñu def tu vois xam na ko bu baax a baax parce que keroog vidéo bi nga xam ne moom def na ko publier ko ci réseaux sociaux yi ñëpp jot nañu ci man tey loolu moom moo ma gën a poussé pour ma def direct bi tey loolu moom moo ma gën a poussé parce que xam naa bu baax a baax xam naa bu baax a baax moom mi nga xam ne mooy Cheikhna Diawara implication parce que xam naa lan moo xew dëggantaan foofu noonu sama gox bi ngeen baal ma xam naa bu baax lan moo xew foofu noonu donc nañu gën a organiser nañu gën a nekkaat benn nañu gën a def ci suñu bopp yi ndox am nañu suñu bopp yi déjà am na ndox mais c'est juste rek manque d'organisation la dañoo manque d'organisation moo ñëw ci wàllu santé bi man est-ce que mun ngeen ma wax rek peut-être man maa xamul est-ce que mun ngeen ma wax dans la commune est-ce que mun ngeen gis foofu noonu benn case de santé donc laa waxuma poste de santé centre de santé moom jurul kooku moom du ma koy wax sax case de santé fonctionnelle buy fonctionner mun ngeen ma ko wax au niveau de la commune de Kowar su fekkee am na rek ngeen wax ma centre de santé fekkee am na au niveau de la commune ngeen wax ma su fekkee am na rek ngeen wax ma comme ça man dinaa mën a comprendre léegi yow soo xoolee ñun au niveau de la commune au niveau ñun suñu côté ginnaaw raay bi xoolal ma village yu nekk foofu noonu nga jël Diarra nga jël Ngidiwal nga jël Inala nga jël Diabougou Sakho nga jël Dialoubé nga jël Sirakoro tey suñu feebaree obligatoirement il faut que ñu dem au moins de 26 kilomètres ñi nga xam ne ñu gën a am chance ñoom ñooy def 18-19 kilomètres soit ñu dem hôpital municipal bu Tamba soit ñu dem fi nga xam ne mooy SOS d'enfants bu Tamba soit ñu dem hôpital régional tu vois c'est des choses yoo xam ne tey suñu mënoon am hôpital yoo xam ne ñu ngi woon ci au niveau de Diabougou Sakho wala ñu am ko au niveau de Inala wala ñu am ko au niveau de Tabanting c'est des villages yoo xam ne tey village bu nekk rek au moins plus de 1000 personnes ñu ngi yeewoo foofu noonu mais ñu am 1000 personnes même case de santé ku sa tànk dagg sax tey jii il faut que ñu teg la si moto pour mën la yóbbu au moins de 18-19 kilomètres est-ce que vous trouvez ça normal mais su fekkee nag da ngeen ko trouver non normal man peut-être man maa amul bopp wala je ne sais pas mais mbir la yoo xam ne c'est honte tey ñu nekk ci 2021 ñu nekk ci 2020 ñu nekk ci 2020 21e siècle tey jii ku sa tànk dagg il faut que ñu jël la def 18 kilomètres pour dem faji ci la ci ñu yor administration yoo xam ne région mën nañu wax ne commune bi gën a développé commune bi gën a am ay ressources minières am ay ressources yoo xam ne àll bi macha allah lépp ci am tu vois mënuñu am loolu noonu tey suñu amoon maire boo xam ne ku amoon bopp la ku am xam-xam la tey jii daañu doon am au moins 3 postes de santé benn au niveau de Kowar benn au niveau de je sais pas Tabanding benn au niveau de Inala je ne sais pas ou Diabougou Ngidiwal je ne sais pas là fu ñu ko mën a def rek mais na population yi rek gën a jege population yi tu vois loolu moom moo gën a am solo mais man mënu wax ne commune bu Kowar amul benn centre de santé amul benn poste de santé case de santé amul benn case de santé boo xam ne case de santé rek laa wax boo xam ne tey sa tànk su daggee yow di nga mën a dem foofu ñu defal la ko bandage yi defe naa ne loolu amu fa donc loolu yëpp mbir la yoo xam ne il faut que ñu jóg ñu waxtaane ko
ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiite soit ñu defal ñu li ñu bëgg rek soit ñu dégagé leen parce que élection yi ñu ngi ñëw élection yi ñu ngi ñëw yéen war ngeen jóg taxaw xam ne élection yi ñëw parce que ñun tey soo gisoon man ma muyee toog du ma impliqué wu ci politique bi dama amuloon jot de un amoon jot jusqu'à présent aw ma jot temps mais c'est frustrant denc nga xam ne yaa ngi doon impliqué ci benn affaire di ci doon xeex yaakaar na mu ngi jëm ci kanam nga toog ñëw fii 10 ans après affaire yi di gën a delluwaat ginnaaw day tax nga révolté wu loolu moom moo tax ma révolté wu jóg nag tey ngir def lii ci di ci woo ñëpp nag di woo jeunesse bi tey képp koo xam ne jot nga ci vidéo bi na nga ma ko jàppale nga partagel ma ko feneen comme ça ñëpp jot ci comme ça on va s'organiser defaat yeneen live sensibiliser jeunes yi ñu impliqué wu au niveau du développement de notre commune impliqué wu ci politique bi parce que politique bi moom soo ci impliqué wu rek jàppal ne ñii ci impliqué wu ñoom dañuy jóg fii dal di lay def maanaam benn affaire boxam sànni ci poubelle bi soo ci impliqué wu c'est comme ça qu'ils vont te faire ñun loolu la ñuy suñuy administré yi di def fële au niveau de la commune de Kowar tu vois commune Kowar bi nag ñoo ngi ñaan parce que ñoo ngi dégg ay rumeur ne oui Baganda maintenant il est à côté de Djimou Souaré tu vois Djimou Souaré dina ko accompagner le honorable député Djimou dina ko accompagner positionner doomam et tout mais ça c'est je pense que yooyu man xam naa bu baax honorable député maa ngi koy nuyu au passage parce que bokk naa si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fal moom xam naa ko bi ma ñëwee fii il vient me trouver ici à chaque fois bëgg na vraiment me impliquer waat mais j'ai pas le temps ak sama liggéey bi fii je peux pas faire la politique au niveau de la France donc mënuma ko def mais sama maag moom ñu ngi garder contact c'est un gars hyper gentil c'est un gars travailleur loolu ñëpp xam nañu ko suñu amoon ay Djimou Souaré au niveau de du département de Goudiri man mun naa wax ne leneen la ñuy wax mais malheureusement amuñu ku mel ni kooku noonu donc loolu dinaa ci waxtaan beneen live bi parce que dégg naa mu ngi jéem a préparer doomam pour teg ko ci loolu man defe naa ne loolu ay wax la rek yoo xam ne man gëmuma ko parce que ça peut pas passer Kowar commune Kowar du bàyyi kenn moomu ko Kowar la commune la boo xam ne du commune bu ñuy doon nag et tout ci entre papa ak doom donc loolu c'est nañ ko bàyyi man bëgguma ci wax sax mais dinaa def samay investigation comme ça la semaine prochaine ou mercredi dinaa ci ñëwaat comme ça on va se débattre quoi kontaan naa nag remercier ñëpp di leen balu àq bu baax a baax ci temps bi ngeen jël pour déglu ma maa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne déjà dugg nañu suivre live bi je suis très très content ci yaakaar naa xeex bi ça va continuer tu vois soo gisee nag ma génn révolté wu comme ni ma leen ko waxee rek ay affaire situation laa gis yoo xam neexuma ma génn vraiment wax ko partager ko ak yéen wax ko ak yéen quoi di jégalu nag képp koo xam rek maanaam gis nga ci sa bopp wala manqué naa la respect wala def naa fi loo xam ne maanaam rafetul maa ngi leen balu àq di leen ñaanal jàmm li ko sàkku ci yéen di leen wax rek peut-être la semaine prochaine on viendra ci bet léegi sama page Facebook bi incha allah on va discuter encore sur plein de choses pour voir comment on peut faire pour développer notre commune tu vois parce que ñun amuñu fekk du suñu commune quoi fa la ñu juddoo fa la ñu màggee fa la ñu yaroo fa la ñu xam tu vois suñu teraanga yëpp fa la ñu nekk fii dañu ñëw rek pour immigration suñu famille yëpp ñu ngi au niveau du Sénégal donc on va faire tout pour que vraiment suñu commune bi gën a jëm kanam y a plein de choses qu'on va se parler la semaine prochaine incha allah di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen balu àq bu baax a baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh merci beaucoup